ayca mu ngi noonu salaamaaleykum mbokk internet Rio Plus ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant comme on a l'habitude de le faire comme on a l'habitude de le dire c'est le Sénégalais d'origine rufisquois l'original Boy Town Prince Dji ma ñëwaat tey fii nga xam ne nii moo di HLM benn gox boo xam ne nii ay ndaw ñu ñëw nekk fi teg fi li nga xam ne ni mooy marmite du cœur ndogu solidarité la ñu wax ma ñëw fekk si leen ci biir kër gi nga xam ne moom la ñuy defee li nga xam ne nii mooy seen ndogu solidarité ñoom nag ñoo am initiative bu rafet jël seen i propre moyen def li nga xam ne ni mooy di ndogu fas yéene dimbali jaamu yàlla yi nee naa le partage et la solidarité dañu see yarte te ñu si nous sénégalais topp leen ma wan leen ñi nga xam ne ni lii lañ andi tey ñu dem ayca sang bi maa ngi ziar. Dès le début à l'entrée ñu am la ñu ngi leen nuyu bàyyi la nga nuyoog mbokk Rio Plus. waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen sant ku si nekk sa tur ak sa sant di wax ne si ñu ngi tàmbali benn affaire boo xamante ne wàllu don la association boo xamante ne ay jeunes ñoo ko dëgmal association aide et sociale ñu nekk fii biir Tëngéej bëgg def social parce que situation yemul te àdduna dafa toll foo xamante ne ku ne da nga war a dimbali sa morom si kaw dimbali boobu ñu ne dañuy defar ay ndogu. woo taalibe yi woo nit ñi nga xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñun nag amuñu mais yàlla moo am ku nekk nag ñu jox la liñ la mën a jox partager ndogu parce que ndogu woor ba ngoon dafa metti si kaw nga woor ba ngoon te amoo loo lekk it mu metti ñun ñëpp yàlla am na lu ñu boole ñu suturlu ko léegi si kaw loolu nag dañuy am li ñu yor ñu bokk ak nit ñi. gars yi d'accord depuis quand la association bi juddu. association man maa amoon xalaat bi pendant des années. léegi nag ren jii mooy première édition bi. ren mooy seen première édition. waaw ren donc association bi depuis longtemps yaa ngi koy xalaat ren nga koy door a taxawal jëmmal ko pourquoi nga xaar ba weeru koor gi nga koy door a def. parce que dama xam ne weeru koor weeru bonus la tey jii lépp loo si def rek yàlla da koy multiplier te weeru koor dafa doon weer boo xam ne dafa sacré waaw lu yàlla dafa ne loo def si weeru koor rek wala nit wóor ba ngoon nga jox ko même bu dee benn doogu tàndarma rek loolu kenn xamul fayam. dëgg la kon ñu topp sa ginnaaw nga daal ñuy yóbbu ci gaay yi ay ca gaay yi topp leen ma. ayca comme on l'avait dit tantôt comme on l'avait dit tout à l'heure nee naa la gars yi ngi nii c'est une association aide sociale ay ndaw ñoo ko defar ay ndaw ñoo ko créé nee nañ pour dimbali ñi nga xam ne nii seen loxo jotul seen ginnaaw wala ndogu dina leen fekk ci mbedd mi ay taalibe ak ñi nga xamante ni ce sont des démunis ñoom nag ñu ngi nii defar seen i ndogu defar nañ café defar meew sama xarit mu ngi nii ñoom kaas ñoom termus ayca maa ngi nii taxaw ak un petit frère un gars boo xam ne nii on le connaît depuis ba muy nekk tout tànk sama kanam Mouhamed Chiar. Chiar naa la jibi. maa yaa ngi cool. maa ngi cool bu baax. lépp jaam. sant alhamdulilah. lan moo waral yéen nga rejoindre association bi tey. association bi dañoo toogoon depuis daaw nag lañ ko bëggoon def mais yàlla dafa defoon ne daaw ak jotu ñëwoon am temps pour def ko mais ren la yàlla dogal. ngeen defal ko daal ren. ngeen mu yaatu quoi. xam nga pour taalibe yi ak ñoo xamante ne ni jot seen loxo jotu seen ginnaaw et tout. d'accord léegi ñu gis ni genre ñi nga xam ne dañuy bëgg di def aide sociale d'habitude dañuy dem ñu rejoindre benn marmite du cœur parce que tout début est difficile et comme da ngeen di door a door pourquoi pas le choix ngeen dem rejoindre marmite du cœur ngeen di dem ak seeni propres moyens. non parce que ñun ñii ngay gis nii ñu def nii yëpp ñun ñëpp ay ànd. ñun ñëpp ay pot lañ xam nga moo tax ñu jël initiative bi ne pourquoi pas ñu defar ay ndogu. wala waaw ay ndogu pour jox ko taalibe yi wala hôpitaux yi et tout quoi. léegi c'est avec votre propre moyen du bord lii seen i mën-mënu bopp la wala daa am ñu leen jàppale. non am na ñoo xamante ne ni jàpp nañ si am na ñoo xamante ne ni tamit suñu propre ñoo jël suñu propre kii def si quoi. d'accord léegi mu ngi noonu dégg ngeen li gars yi wax ñu ngi nii ci benn gaale boo xam ne ni nekk biir HLM ñoom ñoo jël seen i propre moyen ay ndaw boo xam ne moyenne d'âge bi aujourd'hui ça veut dire que ni mën nañ wax ni 25 ans la ma ñëw fekk fi ñoo xam ne nii ñoom itam ku ci nekk il a son mot à dire sur ça topp leen ma sunu ndogu la Rio Plus la Sénégalais d'origine rufisquois l'original Boy Town Prince Dji ñëw leen ñu dem Lamine Cam aux caméras béggee toujours fii lañ kenn waxee ñu ngi nii ak adjoint président bi nga xam ne mooy association bi sëñ bi ñu nuyu la laaj la sa tur. Xaadim Ñing laa tudd. Xaadim Ñing tey lan moo sabab seen assos bii nii. waaw ñun dañoo doon ay jeunes yoo xam ne am nañ option quoi jël nañ décision jàppale daara yeeg néewti doole yi quoi. ndax ay mag yu bëree ngi fi
initiative bi ñu am ni amuñu ko kon lii buñ ko defee ngëneel la quoi. est-ce que métti na de def don de solidarité est-ce que métti na. non lii moom franchement parler méttiwul quoi gisuma si dara lu métti. d'accord léegi yow ban message ngay lancer à l'endroit des autres jeunes yi nga xam ne dinañ la seetaan wala ñu ngi lay suivre wala au moins bëgg nañ rejoindre seen association. waaw ñun suñu association yaatal nañ ko ku bëgg a bokk rek mën nga ñëw bokk ndax lii képp kuy jeune boo gisee lii ñun ñuy nekk ay ndaw di def lii war nga see mën a kii quoi am opté pour ñëw bokk si waaw. mu ngi noonu topp leen ma am na tamit ay xale yu jigéen yoo xam ne ni ñu ngi ci mais tamit ba léegi damay jël ci gaa yi laay nekk di noggatu benn par benn ayca mais man gis naa ne fii nii tey dinaa ndogu yu baax incha allah yow gis nga lool. non day am sax. sama ndogu yi dina neex. da ngeen may beral loxo. bul wax dara. ok yow tur bi. Abdourahmane Faye. Abdourahmane lan ngay gérer fii ci association bi. comme lu fi gars yi di gérer rek ñun ñëpp benn lañ quoi amul ki mooy président amul ki mooy lii xam nga rek. d'accord yow léegi dama lay laaj ñi nga xam ne ni tey yéen a ngi joxe ndogu yéen a ngi jàppale pauvres yi est-ce que ça a pas d'inconvénient sur association bi ça a pas d'inconvénient sur votre aspect éducatif maanaam seen jàng seen leneen ak yeneen du leen gàllankoor ci dara. non yaakaluñu dara parce que ay benn 1 heure de temps 2 heures de temps rek lay durer donc am na ñoo xam ne jànguñu mën nañ ko gérer donc ñee buñ jàngee ñu jàngul mën nañ gérer affaire vite fait la rek. D'accord. Est-ce que hormis le mois de Ramadan vous prévoyez des activités de don de solidarité? waaw comme yan. yu bëri après dinañ dem si hôpital yi nañ dem prison jigéen ñi si daara yi foofu yëpp dinañ fa jaar incha allah rabbi. incha allah tamit dina am yeneen ak yeneen yu ñu def même bu koor gi passé sax nañ jéem a xool na ñuy continuer sans koor gi. d'accord léegi man su ma bëggee bokk ci association bi nan laay def. mais boo ñëwee bokk moom da ngay ñëw rek dugg parce que fii ñun ñëpp benn lañ benn famille la quoi boo ñëwee rek da ngay bokk incha allah. ayca mu ngi noonu c'est trop difficile de voir des jeunes yu nga xam ne ni de nos jours ñooy ay xarit di ànd mais ñu créer loo xam ne ni c'est quelque chose boo xam ne dina leen jëmale kanam ci seen wàllum yàlla ci seen wàllum diine au plus dina leen gën a rattaché ñoom ñooñu noonu gis nañ fi tamit ay jigéen yoo xam ne ni bokk nañ ci association bi dañuy dem ñu laaj leen quelques questions ñoom tamit est-ce que nekk jigéen ci biir góor bokk ak ñoom association yomb na tout dépend de leur réponse ñëw leen ñu dem ayca naka waa. ça va. yaa ngi cool. ça va bien yow ba ma ñëwee tak koor gi dalaa jàpp ba waxoo. non koor gi jàppuma sax. non liggéey bee métti rek. non ça va alhamdulilah. est-ce que c'est facile d'être nekk jigéen ci genre association yu mel nii. yomb na yombul mais da ngeen di comprendre ante ku nekk comprendre moroomam ku nekk indi point de vue am ngeen débattre si trouver terrain d'entente pour mën a gérer affaire yi. lépp lu mën a am dañ ciy gis jigéen ñi ci aspect bi parce que yéen a xam li mburu di jar yéen a xam li ñuy defaree kii donte ko góor ñi ñooy segg café yi mais est-ce que tey li ngeen dépensé bari na. non pas tellement. gars yi nee nañ bari na de. mais booy def pour jàppale ñeen yi nit woor ba ngoon nga jàppale ko à la fin ngërëmu yàlla nga ci am quoi. mais est-ce que du dooj ci yéen xale nga nekk xale ba pare ñu gis la ngay def yenn action de solidarité yi nga xam ne mag ñi ñoo ko waroon a def yenn saa yi ça traverse pas à l'esprit boo gisee yenn affaires yi nii tegu nii doo wax ni waaw j'ai réussi quelque chose. ah waaw di nga ko wax kay. yow kon tey kontaan nga. kontaan naa kay parce que am na ñu mag foofu ñu ko deful waaw. balaa ngay gën a kontaan génn war a séddale ndogu bi nii. waaw incha allah. ayca mu ngi noonu gars yi nee naa leen fii la lépp di xewee association partage solidarité la benn association boo xam ne ça a été créé par des jeunes ça a été créé par des amis yi nga xam ne nii ñoom ñooy ànd chaque jour ñoom ñu ngi nekk fii ci HLM créer seen association yéen jeunesse bi tamit boo leen ci bëggee bokk c'est pas fermé leur porte est ouverte à tout le monde mën ngeen ñëw ngeen bokk ci mais de toute façon nee naa leen c'est le Sénégalais d'origine rufisquois original Boy Town avec Rio Plus Lamine à la caméra ma bàyyi leen ñu topp leen gars yi comme niñ koy faral di defee ba ci joxe ndogu bi ci préparatif yeeg lépp ni muy demee
moom maman na nga def. ça va bien alhamdulilah. ginnaaw bi ñu la baaloo àq ci koor gi ñu nuyu la bàyyi la nga nuyoog internet Rio Plus. d'accord maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen remercier di leen baalu àq di leen baal àq vraiment kontaan naa daal ci vraiment ci affaire bi kontaan naa ci te vraiment li tax daal ma nangu ko comme ni ma ko laajee vraiment en tant que mère de famille dama jàpp rek ne sama doom ci la bokk te comme sama doom ci la bokk ça veut dire que ñoom ñëpp samay doom lañ dama leen jàpp ni comme sama doom vraiment te affaire bi gis naa ne c'est pas la première fois mu am fi tey parce que seen grande sœur Mami Soumaré di sama doomu mag moom daf ci bokkoon ci benn association bu ñu naan def te yàlla tax te bi mu ci daan dem moom daf ci daan ànd ak sama doom yi Khadija ak Mohamed dañ ci yóbbu boobu xale yi tuuti lañ boobu léegi ça fait plus de 10 ans ñu bokk ci nag di ko def di ànd ceeg Mami Soumaré di ko def di ko organiser di ko def toujours ñu koy def fii ci kër gi léegi bu ñu demee ba sama doom tey jii bokk ci bokk ci association bi aussi di ko def vraiment damay kontaan daal vraiment damay jàpp ne rek vraiment kontaan naa ci daal wax dëgg yàlla kontaan naa ci. d'accord la yan kàddu ngay dénk xale yi kàddu ñaax wala conseil ban nga leen mën a jox tey. li ma leen di conseiller daal mooy vraiment lii daal lu baax la nañ ko continuer chaque année bu weeru koor jotee bu fekkee yàlla def na mën nañ ko def rek nañ ko continuer di ko def. waaw parce que vraiment def te yàlla tax moom boo koy def lu baax boo koy def rek yàlla di la ciy fay te fayu yàlla moom vraiment moo gën bu nit bu yegsee rek nga kontaan vraiment maa ngi leen ciy ñaanal daal vraiment xale yi ay jàmbaar lañ vraiment te amuñu benn problème baax nañ yaru nañ amuñu benn problème te lii ñuy organiser yal na leen ci yàlla jàppale te vraiment fay leen ko seen njàng mi daal ba vraiment ñu am ci une bonne réussite.
daal dañoo ubbi woon suñu benn association léegi on peut dire que ñu ñooy jigéenu association bi daal. ñun nag ubbil nañ ñëpp suñu buntu parce que c'est notre première édition donc ñu ngi sàkku ngeen ñaanal ñu bu baax ku bëgg a bokk tamit mën nga ñu contacter ci 77 757 34 66 ñu ngi fi pour ñëpp ñu ngi fi pendant weeru koor bi et après weeru koor bi parce que def te yàlla tax la. waaw ku ñu bëgg a jàppale mën nga ñu jàppale ci même numéro bi ma joxe léegi 77 757 34 66 merci. Aïcha ñu ngi leen di gërëm di leen remercier ah nii lañ ko doon defee fii nga xam ne nii ci association aide et solidarité ñu ngi nii toog ak président bi pour mu wax mot de la fin am ah ñu remercier leen ci li nga xam ne nii mooy ndogu gi nga xam ne joxe nañ ko ñoom tey ah ñu jox kàddu gi suñu président. waaw avant tout ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm particulièrement yow mi nga xamante ne déplacé wu nga pour ñëw jàppale ñu ak sa caméraman waaw di gërëm ñëpp nag mooy jeunes yi nga xamante ne ñu ngi ànd ak man ci combat bi muy xale yu jigéen yi ak xale yu góor yi nga xamante ne ñu ñëpp bàyyi nañ seen yite ñëw parce que lii yombul su benn côté mën nga ne yomb na su benn côté mën nga ne yombul parce que dafa doon association boo xamante ne bu ay jeunes kese nekk yombul ay jeunes yoo xamante ne presque ñoom ñëpp a maase amuñu benn mag boo xamante ne dañu jàppale wala genre affaire yoon lépp ñoo koy régler suñu bopp léegi nag ñu ngi ñaan nag képp ku si bëgg bokk rek koo xamante ne sa xol mën na joxe parce que du xaalis am mënul joxe waaye xol mooy joxe waaw parce que nit am na fi am bu bëri te mënul joxe dara léegi nag xol nag mooy joxe quoi avant tout léegi nag ñu ñaan képp ku bëgg a ñëw mu ñëw bokk si nit ñi ñu ànd liggéey ànd jàppale nit ñi parce que doole yamul te àdduna dafa metti te ku nekk xamoo si ëllëg fi ngay mujjee loolu kese moo mat a sóor. ñu demandé tamit appel mag ñi nga xam ne ñu ngi leen di entouré muy seeni parents ak mag ñi nga xam ne bokk nañ ñeen ak gox. waaw di gërëm ñëw ba si kër gi nga xamante ne ñoo ñu jàppale ñu mën a ñëw defar suñuy bagage mën a génne si tali bi jox nit ñi kontaan daal affaire yi réussir parce que affaire bi amour la rek amour la parce que dafa neex si xool quoi jël mu leer na ne tey jàkkaarloo nga benn nit jox ko mu kontaan xool la nga kontaan rek loolu dafa neex loolu ëpp na lépp waaw dafa neex daal dafa neex. Aïcha mu ngi noonu yàlla na leen yàlla fay yiw gi nga xam ne moom ngeen def tey di leen remercier à chaque fois comme ni may waxee faral di ko wax ah d'ici là portez-vous bien, qu'Allah vous protège et que Dieu vous exauce vos prières. C'était Prince Dji, c'est Rio Plus, le Sénégalais d'origine rufisquois, l'original Boy Town. Dox daje beneen yoon ci beneen ndogu ci beneen marmite.